ni ñu ko waxee mbokk yi ci bopp xibaar yi ñu dikk ak yéen ci yaatal gi tàmbale ko ak wàllu mbas mi ñaari bakkan ñoo rot démb ci bilangu tey bi lu ci aju itam lu toll ci daanaka juróom fukk ak juróom am nañu jàngoro ji ci ñooñu nag am na ci fanweer ak benn yoo xam ni contact la ñaar fukk ak ñeent yi cas communautaire la dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn test yu ñu def juróom fukk ak juróom ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak benn cas contact mooy ñi nga xam ne am nañ feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaar fukk ak ñeent cas communautaire mooy ñi nga xam ne ñaar fukk ak ñeent cas communautaire yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Géejawaay am na ci ñett Kaolack am ci ñett Parcelles Assainies am ci ñaar Bignona am ci benn Castor am ci benn Dakar Plateau benn Louga am ci benn Mariste am benn Mbao benn Ndofane benn Nord Foire benn Pikine benn Popenguine benn Rufisque benn Sangalkam am ci benn Sicap Foire benn Thiès benn Vélingara benn ak Ziguinchor am ci benn téeméer ak juróom-ñaar fukk malade yi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak benn ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk seen bakkan bésu démb alxamis ñetti fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ci jàngoro ji la ñu des ba tey ak mbas mi ca Touba li ñuy wax nag ni jàngoro ji foofe daj na fa ba mënatu faa wàlle loolu nag docteur Alioune Mbacké xam le ne du jàngat bu wér waaye gis-gis la rek bu ñu njort dañu ci ànd ak moom ak Awa Mbaye. ci mbirum mbas mi luñ ci mën a wax mooy jamono ji gis nañ Touba kaay ñu ngi wàññeeku bu baax a baax gis nañ yi tamit que nombre de décès yi nga xamante ni mën nañ ko méngaleeg mbas mi en tout cas barewul. léegi luñ ci mën a leeral mooy xam nañ ni cas yi moom li mu yokkul bokk na ci li tax tamit test yi liñ koy defee barewul li ñuy def ci test ci waa Touba jamono ji barewul ndax askan wi ci boppam ñoo bañ a testé wu en tout cas gis nañ ni ñii dañuy defal test barewul mais aussi gis nañ de manière générale ci àdduna bi yëpp ñi ngi am lu ñuy wax deuxième vague cas yi ñu ngi gën di yokk ci réew yoo xamante ni jàppoon nañ ni mbas mi léegi nekk na seen ginnaaw cas yi mi ngi yokku mais gis nañ ni ñi ciy faatu quand même ñi ciy loru wàññeeku na bu baax a baax contrairement ak mbas mi ba muy doog a tàmbali jàngat boobu luñ ci mën a def mooy que ni xëy na ñoo ngi jëm ci lu ñuy wax kaaraange boo xamante ni kaaraange askan wi la ci wàllum ci seen digganteeg doomu jàngoro bi wala sax xëy na doomu jàngoro bi ci boppam ay gamu aayoon ci faagaagal nit xëy na dooleem dafa tàmbalee nekk di wàññeeku waaye loolu yëpp ñu ngi leeral ni ay hypothèse la maanaam ay xalaat la yoo xamante ni dañ ko xalaatagum nii waaye luy tax ñu mën ko firndeel ba dëggal ko ba wax ni nii la demee loolu li ñuy wax ay études scientifiques ay xeetu saytu yu am solo sur le plan scientifique mooy tax ñu mën ko dëggal. ak RFM kumpa jeex na. lu aju ci kan mooy njiital ku jekk politique gi ci Sénégal loolu nag ki nga xam ne mooy maire bu Dalifort di Idrissa Diallo dafa xam le ni du loo xam ni lu am solo la ñu war ko mën a waxtaane mu jàpp nag ni amul benn njëriñ te du def lu dul xaaj nji di ku jekk politique gi ndax li nga xam ni moom mooy yille ji ak yitte ji feneen la nekk ay kàddoom ci RFM matin la ko yëkkati ñu teewlu ko kon dinañu ci dellusiwaat ci loolu nga xam ni mi ngi tukkee ci kii di Idrissa Diallo ci jàngatam bi nga xam ni def na ko ci ku jekk politique gi dinañu ci dellusiwaat kon dañuy daal di dem ca Meewaan foofa ca Meewaan coow nag am na fa ci diggante Bara Ndiaye ak ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wa fa nekk li ko waral nag mooy cëddaleeg dund gi la ñu jàpp ne daal ni ñu ko tëralee indi na coow ci seen biir dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop.
maire ab Meewaan di Bara Ndiaye ne nag dañoo def ab conseil boo xamante ni dañoo génn seen gafaka jënd ci dund ak jiwu dimbali ko ñu nekk ci Meewaan néew doole lool te mbas mi laal leen. autorisation spéciale jagleel ko wàllu ceeb ñu jënd ci 150 dañu jël 44 millions 100 mille ni dañ ciy jënd ab dund 42 millions yi dina tegal tuuti 9 millions 450 yi dañ koy dugal ci wàllu jiw parce que baykat ku koy dimbali ci bu jubam nawet it na nga ko jàppale mu amu jiw. li nu mel nag ñenn ci ay conseils nee nañ ni ñu defee séddale bi jëmal ko ci askan wi teguñu ko ci yoon. Pape Diouf kenn la ci conseil yi. bi nga xam ni feebar bi am na ba léegi dañu seetlu ni lépp taxawaay boo nga xam ne moom la maire bi taxaw amu ci lenn lu leer. ñu woo ko ci conseil bërki démb interpellé ko jeudi mu ni non les 44 millions. engagé guñu ko mi ngi trésor public mu li waroon jar ceeb bi on avait pris note vendredi laa jot man facture 42 millions 600 muy facture 150 tonnes de riz yi nga xam ne moom la jënd mu réceptionné mu distribué yóbbu ci village yi comité bi yoonam nekku ci maire Meewaan di Bara Ndiaye gis ne lépp tegu na ci yoon. lépp nag bu ñu paree tënk ko ci rapport jébbal ko préfet utiliser jumtuwaayu xarale yi rendre ko public kenn ku nekk xam moyens yi nga xam ni maire bi sàkk na ko jëmale ko ci askan wi. daanaka commune ab Meewaan du toll ci juróom fukk ak juróom benn conseiller la ñu am waaye ñaar fukki conseiller ak juróom-ñaari de ñoom ñoo beru ne d'accord uñ ci mbir mi. El Hadji Diop di premier adjoint au maire bu Meewaan nee na dinañ ci jokkoo ak waa OFNAC ak Cour des comptes ngir mbir mi leer. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. bu ñu jógee ca Meewaan ca Kajoor dañuy dem ca Ndulo ca Bawol foofa moom ñàkkum ndox la ñuy jànkonteel seen forage boo xam ni baaxul la ñuy ñaxtu lu toll nag ci juróom fukk ak juróomi dëkk muy ay village ñoom ñoo fa nekk rax ci dolli nag ay factures yoo xam ne dafa cher lool dañ ciy ànd ak Babacar Diouf. ci dox ñaxtu bu ndaw bu ñu amal ci wetu forage bi lañu wone jafe-jafe yu ñuy am bu nu bëggee am ndox mu sell te baax moo na de am nañu forage wante forage bi de tur wi rek a fi ne. suñu forage bi ndax ñun ndox mi kenn naanatu ko sareet yi bu ngeen taxawoon fii 30 minutes sareet yi fi la leen di romb di rooti ci Touré di ñëw ñun ndox moom la ñuy naan ak waateeg indi wuñ fi dara loo xamante ni lu ñuy apporter dara la mais au contraire mauvaise qualité ndox bi ñuy indil château d'eau bi dañuy toog lu mat ñaari at duñ ko raxas te loolu dara jaadu. as lëf li ñu am ci ndox liñ koy fay seer na lool ba tax ñu ne lii dafa war a jeex. kon nag xanaa facture yi daa waroon a gën a wàññeeku mais nag daa gën a cher kër gu doon fay junni léegi yaa nga fay juróomi junni ndox mi metti na cher na. askanu Ndulo nag li leen gën a metti nee nañ li nga xamante ni mooy ñu yore forage bi duñu waxtaan ak ñoom ci lenn. Serigne Mor Sarr nekk responsable ci Ndulo ca kanam. li wax nag mooy bañu ñibbi dara pour Aquatech jóge fi comme mënul doxal suñu forage dañ ko delloo suñu asi for ñu doxal ko ndax ñoom bi ñu fi nekkee dañ doon jox 20% mairie bi muy 2 millions par an di dimbale poste de santé yi di dimbale école yi kon nañu delloo suñu forage ñu ngi koy ñaan kilifa réew mi yëpp di ko ñaan kilifa diine yi. lu ci mënti xew askan wi de mar nañu lool te fu mu nekk nii situation bi yàgg na bëgg nañ nag mu dakk balaa leneen di ci xew Diourbel RFM Babacar Diouf. gannaaw njaareem Babacar Diouf dañuy dem ca Sine foofa ca Fatick ñoom taaral seen corniche ba la ñu bëgg a def jëmbat fa ay garab lu toll ci 200 garab jëmbat nañu ko fa nee ñu nag te am na yeneen yu des yoo xam ni mairie ba fas yéene nañ ko faa def ak waa SAPCO dañ ci ànd ak Aminata Goudiaby. corniche communale bu Fatick bi nag guddaayam toll na daanaka ci 1 kilomètre genn wàll mairie bu Fatick nag fii mu ne ñoom ak waa SAPCO dañu ànd bëgg koo aménager ay activité sax tàmbale nañ ko fa ba pare loolee nag li ci waa mairie bi bëgg mooy fexe ba corniche boobu gën a taaru Matar Ba moom mooy maire bu Fatick. géej gii nga xamante ne moo fi nekk ñu war fi def aménagement fexe ba plage bi yëpp nit ñi di fa dem comme ni plage yi amee ci àdduna bi def fa lampe def fa ay toogukaay def fa ay bërëb yoo xamante ne xale yeeg ñëpp dinañ fa mën di fréquenter pour def remblai yi def suuf si ba pare def lampe yi ba Fatick boo amee gan wala guddi nga bëgg a doxantu am foo dem toog. ci commune bu Fatick nag ci lu yàgg am nañu ay ñu fi dëkk ñoo xam ni corniche boobu këppukaayu mbalit dañ ko defoon Matar Ba nag di mettre en garde fi mu ne sax daanaka jëmbat nañ fa lu tolloo ko 200 cocotier moom moomee nag muy sàkku ci askanu Fatick ñu préserver garab yooyu lee. il faut que ku nekk jàpp ci moo tax may lancer appel doomu Fatick yëpp muy góor di jigéen ñu xam ne Fatick li koy defar du équipe municipale wala benn maire moo koy mën def dañ cee am rek suñu wàll di ci liggéey mais pour Fatick jëm kanam ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo mooy kuy doomu Fatick di cosaanu Fatick wala sax ku ñu fi affecté da nga cee war a bokk parce que loolooy tax waxtu développé sa dëkk la moo tax ñuy ñaan ñëpp dugal seen loxo. leneen loo xam ne nag dana fa neex ñi nga xam ne ñoom ñoo fa fas yéene di dem moo di ab point wifi dañ ko fay installé bu yàggul dara. plage bi dañ ko war a defar ba képp ku bëgg a féexlu nga war fee mën a ñëw waxtaan nañ ak waa ADIE pour ñu def fi wifi nga xamante ne xale sax bu bëggee jàng bëgg a wéet war a mën a ñëw toog fii def fi lim fii def dem mag bu bëggee féexlu dem ñëw fii parce que fii suñu cosaan la tey képp ku dëkk Fatick war ngaa mën a ñëw dox ci weti Mbindis ñaan fi sangu fi dem
loolu day bokk ci liy développé la dëkk. ndaw yu bëri nag yi dëkkee ci commune bi yi nga xam ne teewe woon nañu lancement activité bu ni mel taxaw nañ ne ñoom itam site bu ni mel daañu ko def seen yitte ba dara dootul tax mu tilim. Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM rajo askan wi. Y'en a marre ne dañuy kalaame ci yoon police bu Sénégal ndax xorñoñal ak mitital goo xam ni def nañu leen ko loolu nag am na ci ab jàngat boo xam ne ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wi taataan nañ ci seen kàddu ak Mohamed Ali Mouba. torture ak traitement inhumain et dégradant sorante wuñu waaye bokkuñu. Seydi Gassama nekk secrétaire général Amnesty International di ñu ko expliquer. torture nag dañ ko définir maanaam dañ ko tënk ci li ñuy wax convention Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruel inhumain et dégradant. torture nag mooy métit bi nga xam ne mu doon métit physique wala bokk métit psychologique nga xam ne agent wu état moo la ko teg wala agent état moo sant pour ñu teg la ko wala bokk ñu la ko teg mu xam ko te deful dara pour arrêter loolu yëpp n'est-ce pas te li ñu ci jublu mooy maanaam retirer information maanaam tuumal bi ñu la teg nga nangu ne def nga li ci des mooy li ñuy wax des mauvais traitements wala ba traitement cruel inhumain et dégradant métit boo xam ne ay dóor ay ñeneen forme violence yoo xam ne takk der nañ faral di koy teg nit ñi ci biir mbedd yi ci manifestation yi. waaye nag ñaari yëpp loi def ko tere. article 5 déclaration universelle des droits de l'homme ak article 3 de la convention européenne def ko dàq punir ko waaye nag boo xoolee bu baax ñaari yëpp soo gisee ñu koy def benn mbir kese lañ bëgg daanaka atteindre psychologiquement ak physiquement ki ñuy infliger souffrance boobule. commissaire Keita. mooy toroxal doomu aada toroxal di ko def ci situation yi nga xam ni dañ koy naqadal ñi muy dundee ci liñ koy def ci liñ fi nga koy jaaralee ci li ngay teg ci yaramam ba biir xelam ci biir dundinam mu am ay naqar yi nga xam ni mooy conséquence de ce comportement surtout da nga koy naqadal li ngay def da ngay viser que moom ci boppam mu am ay biir xelam ci biir dundinam ci biir jëfam loolu mën na nekk nga koy xiifal nga koy tuur ay ndox nga koy génne ci mbedd bi def ko yaramu neen voilà loolu moom mooy traitement inhumain et dégradant. waaye nag léeg-léeg itam yenn interpellation yi yombul diggante policier gendarme wala sa citoyen bi yëf yi naka la war a doxee ku nekk lan la ko yoon may Seydi Gassama rappeler principe yi. waa arrestation moom li ñuy laaj mooy doole su ne dañ ko war a utiliser na doole bi doon li nga xam ne lu proportionnel la maanaam doole bi ñu war a utiliser pour arrêter ay nit wala boog pour gérer benn manifestation war ëpp le strict nécessaire maanaam doole bi nga xam ne moom la événement bi laaj moom la ñu war a utiliser. ci code pénal bu Sénégal torture ak traitement inhumain et dégradant dañ ko criminaliser waaye boo xoolee bu baax ci lu bëri duñu topp ñi koy def lu waral li nu mel régime yi nekk fii yëpp ci lu bëri dañuy protéger force de l'ordre yi naka noonu itam am na code justice militaire loi bi fa ne boo xamante ni balaa ñuy poursuivre koo xamante ni takk der foog ñu joxe lu ñuy woowee ordre de poursuite loo xamante ni daanaka duñ ko joxe. jërëjëf Alimou Ba ñu wax ci li ñu fi junjoon léegi mu tukkee woon ci maire bu Dalifort ci lu aju ci kan mooy jiite kujjeeg politique gi Idrissa Diallo moom jàpp ni loolu wax la joo xam ni daanaka taxawul te itam dafay xàjjatle ñii di kujjeeg politique gi te am na leneen loo xam ni sax mu ëpp solo foofu lu ñu war a wax kaddu yooyu ci RFM matin la ko yëkkatee ñu teewlu ko. chef de l'opposition dañ ko indi pour féewale opposition encore pour tas leen parce que chef opposition d'abord ba léegi xamuñu lan lañ koy tànnee mais dama ne balaa ñëw chef de l'opposition na ñëw si opposition bi na ñëw si électeurs yi nga xam ne ñooy créer opposition ak pouvoir ki nga xam ne yow mënoo voté mënuñu la jox carte d'identité pour nga dem voté nan la ñuy wax ni yow yaa def kii opposition yaa def kii pouvoir ndax sénégalais yi nga xam ne d'abord dañu war a voté ku nekk da nga war a jot sa carte d'identité sans difficulté bu réew yu bëri dañ la koy indil par poste nga jël aussi ay nit ñi nga xam ne dañu war a jongante ak yow nga génne leen par un système de parrainage léegi nga ne yow dama jàkkaarloo tànn nga parce que ñoom ñoo newoon y aura pas plus de 5 candidats 21 xaw ma ñoo déposé candidature 5 ak moom def naa 6 moo mujjoon am loolu déjà c'est un problème ba pare ngay ne léegi da ngay wax si ñooñu kan mooy chef de l'opposition est-ce que bàyyoo ki nga xam ne mu ngi si biti génne ko par parrainage moo waroon nekk chef de l'opposition ça même boobu chef de l'opposition lan lay def moom mooy si tur opposition mais opposition bi dinañ ko bàyyi foofu dem créer beneen kuréel naan cadre de concertation de l'opposition wala kii moo xam ne moom di si bokk te opposition su ko bàyyee nii de côté rek doole bi benn côté bi lay nekk donc amul sens dañ ko bay tas opposition la nelawal nit ñi la dañ fa nekk di xeex suñ biir wala di xeex ak nguur opposition dafa war a xeex kon nguur. élection locale toxal wala déet ci sa gis-gis. élection locale toxal nañ ko ñaari yoon doy na sëkk président de la république moom moo am sañ-sañ woote moom moo am sañ-sañ ne tout tel jour lay am moom rek la ko loi bi may mooy convoqué corps électoral na jël ses responsabilités mettre les bouchées doubles
élection yi kenn waru ko toxal parce que c'en est trop gis nañu manœuvre yi mu bëgg a def bëgg a egg 2022 boole ko législative yi boobu te mu ne naa pousse législative yi parce que après bi présidentielle mu mais c'est-à-dire que moom calcul yi mu am si boppam kenn mënu fi nekk sa di koy xalaat. RFM bitim réew. xibaar yi bitim réew yi Georges da ci Diop lañ ciy dellu àndal Georges dañ koy daal di tàmbale ak Mali lu jëm nag ci waxtaan wa ñu fa sumb dootul doon ñaari fan waaye ñetti fan lañ koy amal. day wéy ba fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ñu dugal ca délégués régionaux nationaux ak ñi jógee ca diaspora ba loolee tukkee ci ab point de presse yi nga xamante ne comité national pour le salut du peuple maanaam militaire yi nekk ca bopp réew mi doon amal démb waxtaan woowee nag di door ëllëg samedi ak dimanche jaarale ko ci ay atelier de validation yu terme de référence ci Mali ba léegi Ibrahima Boubacar Keïta génn l'hôpital démb gannaaw biñ ko yóbboo ci ab clinique privée ndax ab malaise ba ka daaneloon ñu des ba Mali ak waa MINUSMA yi nga xamante ne ñu ngi gëstu maanaam di def ab enquête ci ñi ñàkk seeni bakkan ci manifester yi amoon laata coup d'état bi ak jamonoy coup d'état bi itam Salimata Aw. ñetti nit ñàkk seen bakkan ca Kaay benn ca Sikasso fukk ak ñeent ca Bamako loolee bilanguk yëngu-yëngu yi nga xamante ni moom moo amoon sa bés ba doon manifester bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xamante ni enquêteur MINUSMA yi ñoom ñoo ko am ak force ONU bu nekk ca dëkk ba am na beneen blanquette boo xamante ni fi mu toll nii mu ngi visé ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci bésub coup d'état bi monte ne de militaire u CNSP yi dañ doon bàkku ni def nañu coup d'état wante benn deret tuuruwul enquêteur ONU yi ñoom ñi xayma nañu lu ëpp fukk ak juróom nit yoo xamante ne am nañ ci ay gaañu-gaañu ak ñeenti nit yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñett yi ñi ngi leen reyee ca buntu ministère budget benn bi sa buntu këru Karim Keïta doomu président Ibrahima Boubacar Keïta ba fa woon enquêteurs yi yamuñu jo ndax nee nañu waa garde nationale yi nga xamante ni junte bi moom moo leen jël ñoom ñoo tiire ay sox ci ñoom ñooñee ñàkk seen bakkan MINUSMA nag moom daal di xamle ni fi mu toll nii war naa déglu waa CNSP ci bàyyi gi ñu bàyyi fukk ak juróom-ñaari ñu tëjoon kaso foofee ca Bamako bés bi nga xamante ni ci la coup d'état bi di am yamuñu ca ndax nee nañu bëgg nañu lu gën a leer te xamle nañ ni CNP bi fi mu toll nii ma ngay ànd ak ñoom bu baax ca l'enquête ba ngir ñu xam yëf yi nan la tëddee. Georges gannaaw foofa ca Mali dañu dem ca Guinée parti bi fare ci pouvoir bi tontu nañu nag ku jëg politique gi ci lu aju ci candidature Alpha Condé. Alpha Condé bëgg am ñetteelu mandat ci bopp réew ma ci élection présidentielle bi fas yéene am fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre waa ku jege jàpp ne candidature boobee méngoowul ak constitution ñi féetewoo ci nguur gi nag mel ni mbir mi sax dañ ko soofantal Ali Kaba ne kuje gi moom daal dafa xam ne dóor nañ ko ba noppi ndax amul kenn ki nekk ci ginnaawam Ali Kaba moom mooy njiital groupe parlementaire bu majorité présidentielle ba foofu ci assemblée nationale bu Guinée jokkoo nañu ak moom ca Conakry Mohamed Ali Mouba moo tekki ay kàddoom. Quand on est respectueux des lois de la République, on ne serait. boo nekkee citoyen da ngay xool d'abord lu yoon may ak lu yoon tere comme ci wàllu élection lañ nekk bu fekkee ni constitution bi may na la war a kon dem laaj baatu réew mi bu fekkee ni may na la ko mën nga dem bu fekkee ni itam beneen condition bi mooy remplir nga yeneen condition yi ngir nekk candidat déposer yenn yi da ngay déposer naturellement kon suñu candidat bi def na li nu mel yeneen candidat yi itam ñoom itam nekk fii di ne suñu candidat bi remplirul lu constitution bi wax daanaka wax ju yàqu la bu fekkee ni opposition bi mi ngi fii di contester man dama jàpp daal dafa ñànki ndaxte ku nekk xam na ni amuñu majorité bi ñu boor la féete te daanaka lu ñu ragal mooy ñu ànd ak majorité boobu ci élection yi ndaxte dañu xam ni dañ leen duma moralement dañoo abattu donc lu leen dese mooy ne kii warul nekk candidat kële warul nekk candidat ñun daal loolu lañ jàpp suñu mbër moom dina dem ci élection yi loolu lañ ragal. dañuy daal di dem ca Burundi foofu nag situation ba doon na lu yitteel waa Human Rights Watch. waaw kuréel googee di xeexal ak yelleefu doomu aadama ne waa Union européenne nañ gën a bàyyi gët ca dëkk ba ndax li mu njort moo di ay responsable yi def ñi nga xamante ne bokk nañ ci ñi def ñaawteef foofee gannaaw élection bi amoon ci atu ba 2015 dañu njort ne boo mooy duñ leen tegg daan ndax gouvernement bi ñoom ci seen wàllu bopp ñi nga xamante ne ñenn ci ñi ñu joxoñ baaraam
baaraamu tuuma ñoo ngi ca biir gouvernement bi atub 2015 ba léegi nag gën kaa tuuti junni ak juróomi téeméer nit ñàkk nañ fa seeni bakkan lu ëpp 330 000 nit nag dem daw làqu ji gannaaw coow li nga xamante ne wala boog jàppante yi nga xamante ne moom moo amoon foofee ci jamono yi ñuy coow 3e mandat bu njiitu réew ma fa woon di Pierre Nkurunziza mi génn àdduna. waaw dañuy daal dem ci États-Unis foofu am na fay policiers yoo xam ni daanaka summi nañu leen li ko waral nag mooy boomu ko Daniel Prot. li ñoom ñu ngi toll ci juróom-ñaari policiers ñu simi leen ndax ñoom seen loxo génnul ci ni ñu jàppee woon nit ku ñuul kookee tudd Daniel Prot ba sax mu ñàkk bakkanam ndax dafa mujjee fàtt loole nag gannaaw bi ñu siiwalee ci ab vidéo mbir moomee amoon ci weeruk mars loole le maire bu dëkk bi di Rochester nekk ci état bu New York xamle moom mu jàppee loolu ab acte raciste. jërëjëf Georges Déthié Diop kon mu nekkoon xibaar yi bitim réew yi ñu lay jaajëfal bu baax Georges. jërëjëf. RFM Sport. ñu fas yéene dikk daal ci xibaar yi tàggat-yaram yi fas yéene ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh ma dellu nuyu la. di dellu la fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbalee ak mbiru Lionel Messi day dem wala du dem lu ci mën a am ñi ngi xaar ay kàddoom tey. waaw tey jii ñu ngi séntu ay kàddoom ci xibaar yi nga xamante ni daal ma nga bawoo ci yenn ci ay quotidiens yi nga xamante ni day spécialiste li ñu ci mbir moomu la ñoom nag la ñu xam ne ni moo di Lionel Messi xel mën naa jàpp ni boobu mooyul dana desandi foofu la ci FC Barcelone donte sax bébétam mooy jóge woon fa waaye la mu bëgg itam moo di bu fay desandi tamit xaritam di Luis Suarez daal di fa des ñu ànd ak Soda Thiam. mbirum Lionel Messi nag niki alxamis gi démb daal di nay jëlaat weneen yoon papam gi di Jorge Messi gannaaw ba mu waxee woon que ni wóoru ko doomam wëyal carrière am ci FC Barcelone dafa mel ni dafa daal di dellu ginnaaw gannaaw ba mu amalee réunion ak patron bu FC Barcelone di Josep Maria Bartomeu ca Italie nag moom foofu jàpp nañ ni que ni ñëwu ko Luis Suarez ca Juventus daanaka mat na waaye nag bu ñu sukkandikoo ci Corriere dello Sport Lionel Messi dafa wax waa Barça pour mu toog ci club bi il faut que uruguayen bi moom it des fa comme ni ko Mundo Deportivo daal di xamle ni ki tey ji ci aljuma ji amul genn daan goo xamante ni dinañ ko yëkkati teg ko ci kaw Lionel Messi ca la mu ñàkkoon a teew ca entraînement ya bu fekkee nag ñu bëri dañoo jàppoon ni numéro 10 bu Barça bi la ko doon xaar moo di daan gu mag loolee yëpp nag direction bu FC Barcelone bàyyiwu ci xel moom la mu gis jamono ji moom moo di fàtte lépp ginnaaw te xool la nga xamante ni moom mooy jëmale club ba kanam loolu nag moom moo tax Mundo Deportivo yaakaar ni FC Barcelone warul imposé benn di yoon Messi ngir wax lan moo taxoon mu bëggoon a quitter FC Barcelone ne bu fekkee war na koo def du kenn moo ko koy imposé loolu moom moo tax nag direction bu FC Barcelone jamono ji ñoom am nañ yaakaar bu baax Lionel Messi toog te seen patron sax di Josep Maria Bartomeu boo deful ndànk sax moom toog définitivement lay gis waaye nag lépp mi ngi sukkandiku ca dogal ba nga xamante ni moom la Lionel Messi fas yéene jël moom mi nga xamante ni dafa jàppoon que ni clubam bii di FC Barcelone ngir mu jouer waat les grands rôles ci haut niveau bi dina nekk lu metti dañuy des ci wàllu football Cheikh Tidiane wax nag ci lu jëm ci football waa France nag daanaka ñoom itam ñu bari ñuy yëngu ci wàllu football Covid bi dugg na ci seen biir. waaw rawatina ay joueurs yu nekk ci Paris Saint-Germain ak itam ci Olympique bu Marseille ba tax na fi mu toll nii xel njort nañu ni boo mooy li nga xam te ne moo di championnat bu France danañ ko daal di kon bokk arrêté donte am na ay mbir yi nga xam te ne jël nañ ko ngir daal di protéger ñi nga xam te ne daal ñoo di acteurs yi moo di protocole sanitaire boobu nga xam te ne Ligue de football professionnel bu France daal di naka taxawal dañuy daal di ànd ak kii di Aliou Golo ko moom nga xam te ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu communication doon tamit expert ca confédération africaine bu football ma nga indi ay tontu ci laajte bi nga xam ne laaj nañ ko ndax jar na jamono gi ñu daal di taxawal championnat France ba ci kanam. loolu xel war a nangu maanaam ñu arrêté championnat bi pour mun a xool ba gis li leer balaa ñoo continuer mais boo xoolee situation générale bi li xew ci football français bi tey moo xew à peu près un peu partout ci Europe ndaxte européens yi dañu ne seen xel ne ñoom instant yi dañu war a jàngate nu ñu dëkkee ak virusu corona bi loolu nag moo firndeel lii maanaam nit ñi dañuy continuer def li ñu doon def ñu doon football continuer football ñu doon liggéey continuer liggéey donte xam nañ ne virus bi léegi moom amaguñu ci solution le temps ñu trouver solution bi dañuy continuer def li ñu def
ak di continuer di moytu waaye li xew ci Paris Saint-Germain tey moo xew ci France bi bu ngeen xoolee France ñu ngi wax waxu deuxième vague de contamination maanaam wàññeekoon na instant yi kaay demaat na mu ngi yokkuwaat et loolu ñoom mënuñ ci arrêté seen activité parce que bu ñu ko arrêté seen activité yi biir France dafay sonal économie wu réew mi France démb la ñu voté presque budget wu 100 milliards d'euros pour relancer économie bi bu ñu ko fi na arrêté waat ndax corona bi kon dëkk bi dafay def faillite total mais Paris Saint-Germain li fa xew particulièrement juróom-benn joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo am corona bi muy Neymar Paredes Di Maria Marquinhos ak Keylor Navas ñooñu dañoo demoon vacances foofu ci Ibiza ci Espagne am na ku leen juróom-ñaareeloon mooy Marco Verratti moom mu ngi ci observation nit ñi xalaat nañ ne ñooñu foofu lañ ko jëlee léegi c'est vrai que 7 joueurs yoo xam ne dañoo contaminé risque ñu contaminer seen ay coéquipiers wala contaminer adversaire am na peut-être looloo war a tax boo moytul match Paris Saint-Germain yi dinañ ko reporter mais liñ ci mënta nekk effectivement nit ñi dañu war a moytu war a xoolaat et liñ ci war a jàngat ci wàllum Afrique wàllum Sénégal mën nañu wax ne suñu dirigeants ils ont été peut-être assez prudents ba léegi ba ñu commencé waatule championnat yi compétition sportive yi ba léegi. Cheikh dañuy daal di jeexale ak Ligue des Nations mu mel ni nag dafay wéy tey jii ci ngoon. waaw dina wéy jongante bu nar am solo diggante Pays-Bas bu Van Dijk ak Pologne bu Lewandowski ci bu 18h45 jotee dina am itam yeneen jongante yu si mel ni diggante Italie ak Bosnie Autriche moom dana fekk Norvège ca dëkkam Roumanie diggam ak Irlande du Nord lay daal doon Israël moom dana fekk Écosse ca dëkkam Slovaquie dana tasek ñii di waa République tchèque Papa Ngagne ñi ma fi gënoon fas ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu gërëm la bu baax dikk nag daal ci Coro News muy xibaar yi mbas mi Kumba Sañaan Fay lañ ci àndal. yeneen ñaari bakkan daal di rot Sénégal am tey ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent nit ñi faatu bi mbas mi tàmbaleeg léegi juróom fukk ak juróom ñeneen amee mbas mi loolee doon lim bu yees mbas mi des di def loraange ci Afrique du Sud doon ba tey fa nga xamante ne mbas mi moom la gën a lëmbee lim bi sax dem tey ba ñu naan egg na fu gën a kawe Afrique du Sud am na tey lu tolloog juróom benn téeméer ak fanweer ak ñetti junni ak fukk ak juróom cas fukk ak ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ñoom ñoo génn àddina ci réew moomee Afrique du Sud it daal di testé ab vaccin boo xamante ne ca États-Unis lañ ko daal di développé ca firme biotechnologie Novavax boobu lépp test ñu ngi koy amal ci lu tolloog ñaari junni ak juróomi ñeenti téeméeri nit réew Égypte yëpp am na lu tolloog juróom-ñeent fukk junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñu amee mbas mi fukk ak juróom-ñett bakkan rot ci bésub démb gi donte Égypte ubbiwaat na ay frontières bésub benn fan ci weeru juillet loolee taxut ba ëttub touriste bi daal di dox ni mu waree ay annulation moom la ñu nekk ci ëtt boobee di dund booy xool ci wàllub tàggat yaram équipe de football bii di Al Masry moom it doon na benn ci foyer yoo xamante ne coronavirus bi mu ngi koy lëmbee ci Égypte ndax am na lu tolloog fukk ak juróom benn nit yoo xamante ne gis nañ ni am nañ mbas mi Afrique ba tey ak coronavirus bi waa organisation mondiale de la santé di OMS ñu ngi xam ne bu dee ni ñàkk gis nañ ko mu ñeel mbas moomee Afrique rek dina jot lu mu néew lu tolloo ko ñaari téeméer ak ñaar fukk ak million ci ay doses yoo xamante ne ci tàmbale gi la ndax booy xool OMS mu ngi xam ne lu tolloo ko juróom fukk ak ñeenti réew Afrique yi ñoom ñëpp wax nañ ne daal bés bu ñu gisee ñàkk ñoom dinañ ko yittewoo initiative mondiale pour les vaccins ba nga xamante ne moom la ñu duppee COVAX moom biiral na ne nam mën naa jënd lu tolloog ñaari milliards ci ay doses fii ak njeexitalub atub 2021 boobu lépp initiative nag mu ngi am lu tolloog juróom-ñeent candidat vaccin ci àdduna bi yëpp te ñaar ci ñàkk yooyee daal nañ leen testé ba noppi ci Afrique su mbas meek ni muy wéyee ca France booy xool lu tolloog ñaar fukk ak ñaari bërëbu jàngeekaay mu di école collège ak lycée daal nañ leen tëj gannaaw bañ fa nemmeekoo ay nit yoo xamante ne dañu amee mbas mi ki ko xam ne di jëwriñ gi ñu dénk wàllub njàng meek njàngale mi di Jean-Michel Blanquer donte sax tout tànk yi ñoom delluwaat nañu l'école ci benn fan weeru septembre gi France ba tey ñu amal ab plan de relance néegi nii démb boobu lépp plan daal di dajale ci koppar lu tollook téeméeri milliards d'euros njiitub jëwriñ ya di Jean Castex moo ko xamle plan boobee dina tax fii ak 2022 France jël guuta jëm ci wàllu koom-koom gi muy dund Italie bu ñu demee foofee daal dinañoo am ci benn bés bi lu tollook junneek ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari cas yu yees rawatina ci bët gànnaaru réew ma fukki ni tamit génn àddina ci benn bés bu mujj bi waaye xibaar gi mooy ka fa ne woon njiitub gouvernement di Silvio Berlusconi moom daal dina amee mbas mi
États-Unis des réew moo xamante ne moom la mbas mi gën a laalee booy xool ci lim ñu ko amee wala sax ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci benn bés bi États-Unis am na lu tolloo ko junneeg fanweeri nit yu génn àddina borop États-Unis bi nag ñu ngi naan dina jël 100% PIB bi wante réew moomee mu ngi am yaakaar ci ñàkk ga nga xamante ne dina ko mën a joxe fii ak benn fan ci weerub novembre maanaam ñaari fan laata jongante njiitu réew yañ fan na ma amal. professeur Moussa Seydi lu jëm ci jàngoroy coronavirus ak tolluwaayam fii ci Sénégal tey akuk moytu gu rëy la ca boole mu ne bu nu teel a ndamu dee ci xeex bi donte ay bés yi li nu seetlu mooy lim bi ci ñi jàngoro ji dugg mu ngi wàññiku naka noonu it ñi nga xamante ni ñoo cay wér seen ab lim di yokku ci la Soleil la ko xamle moom njiital kuréel ak fajkati coronavirus ci Sénégal mu ne jàngoro ji ju sew la joo xamante daa mën a naxee tëradi mën a soppi situation saa su ne ba tey ci yéene kaay bu an wàllu garab yi nga xamante nag moom la ñuy fajee ba fii maladie di hydroxychloroquine bi ak azithromycine professeur Seydi jàpp ne garab yu baax la yu wane njariñ te it ba fii nag du effet secondaire boo xamante ni seetlu nañ ko ci bu dërkiis bu jafee faj wuute xalaat géeg gis-gis ci biir fajkat yeeg boroom xam-xam yi nag mu ne loolee aayul lu jaadu sax la li bon rek mooy di bañ a waxee ak xulaay taala coronavirus gi nag jàpp bu baax presse bu Sénégal daanaka làggiloo ko ci wàllu koom-koom ndax ci le quotidien jàng nañ ca xayma gi ci li Covid 19 yàqal presse bi yépp ñeenti milliards ci ñetti weer jàngoro ji tax ñu fomb ndaje yu bari ba ci ndaje diine yenn yi taxit ñenn ñi njort ngir ndaje yeneen yi ñëw ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci Vox Populi lu ñeel màggaluk Cheikhul Khadim gi moom ne du moom mooy ki organiser màggal ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom mooy ki ci jëli dogal te it mu ne xalifa bu tedd bi ak matuwaay yi ñu war a jël yépp ngir màggal gi waxtaane na ci ak ñoom état bi wàllu diine jëwriñ ji ne dafa sensible maanaam du ko jóg rek wax ca wala bëgg caa dogal ci gàttal ci le témoin Aly Ngouille Ndiaye ne màggaluk Touba gi mbiri murid yi la moom monsieur le ministre l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci le quotidien wax nag ci mbiram maanaam élection yi ndax ay service am ñooy ñi koy organiser mbiri wotey gox-goxaan yi yéenekaay bi njort nag jëwriñ ji wax fi ëllëg waxi tuxal ndax ma nga ca naan ci boobu yéenekaay lépp ngi dépendre ci audit fichier bi ak fi ñu ci toll ci wàllu processus électoral gi dialogue bi nag ci wàllu politique ñuy waxtaanee loolu lépp observateur xëy ne naxee mbaay la ca président Macky Sall boole lu jëm ci wàllu statut ki war a jiite opposition bi nag waxtaanee moom demul dikkul firndeel rek ci gis-gisu yéenekaay bi ñàkk wóolonte bi ci biir géew politique bi boobaak léegi las ne ak lu mën a xew ci poñ boobee di njiital opposition bi président Macky Sall amul pexe beneen faw mu doon ki ci arbitré kii dogal les échos ne majorité bi dañuy fare ak moom président Idrissa Seck la ñu taamu opposition bi ne déet société civile bi moom joxoñ ci pexe yi nguur gi la tribune dellu si ci fësalaat nataalu Idrissa Seck baak président Sall keroog ca palais ba bu nuy lëngoo ngir xeex ak coronavirus ñaari kilifa yépp ku nekk say ree ju neex yéene kaay bi ne ndawi Macky Sall ye ca ndajeem dialogue politique bi Idrissa Seck la ñu woteel Seydou Gueye kenn ci ñoom ci wàllu dialogue politique boobee moom di ci xamle ne boobee pencoo jéego bu am solo la bu sukkandiku ci jën yite démocratie Sud Quotidien jàpp ne carte blanche la ñu jox majorité bi ci wàllu tànneef li ci kiy jiite opposition bu Sénégal waaye enquête pataas bu tàng jër la ko jàppee bu nu bàyyee Macky Sall ndax ñu ne opposition beeg non aligné yi ñoom dañ ne duñu ca joxe dogal duñu ca yëy yàbbi majorité bi moom gis ne ki yegg si deuxième ci wotey président yowoon 2019 moo war a takk ndombo li professeur Babacar Diop njiital FDS moom lu ñeel boobeeb dialogue national ci Vox Populi foofu nag xëpp suuf ca cere ja mu ne ay caaxaani politique la wàllu xew-xewu jamono lu yéeme ci observateur dib daara juñ taxawaloon ndeke fii ci Ndakaaru ci gox benn bi dafa tàggat gune yi jigéen yoo xamante ne ëllëg danoo war a doon ñi jaayu waaye brigade des mœurs gàntal na seeni pexe boole soxna sa jiite woon joojee kër gu bon gone yam fa doon tàggat ak ñu jot a mokkal yépp naka noonu seeni kiliyaan boole yóbbu police source a moom dikkaat ci coow la woon ca Touba Mbàkke diggante soxna foofee di responsable benn bokk yaakaar bu fa kalaame borom këram police ne da doon siif doomam jiitleem bu fukk ak ñeent ci at kese procureur bu Jurbel ñu ne jël na mbiri ci loxoom ca dossier bi yegge na ko commissariat bu jannatu ngir ñu def enquête bi jur lu yéeme nag nay résultat xew ca Bambey libération xëy ñu ko di soxna suñ fanaan Awa Diouf bu rey doomam bu jigéen bu ëmboon ba juróom benn ci weer bi ko gendarme yi njëkkee déglu moom soxna si da doon wax ne du tayeef wari mbiri jinneeki rab ak yeneen la waaye ginnaaw si la nangu ne mooy ki rey doom ja Mariama Ndolli ginnaaw gàcce gum bëggoon teg mu ne njaboot gi ak ëmbam ndax mu ne ñaari weer ci ginnaaw lañu ko may borom kër mu sëyi nekk dafa nëbbaale ëmb ca du borom kër gi mooy bàyyi doom ji bi mu ko yëgee nag la tëral plan mu ne bàyyi ba gune ga ne ca wanag ba sëgg ca ndox may waaj a sangu mu doxe ko ginnaaw xoj ko ba mu sedd gis-gis.
jërëjëf El Hadj Assane Gueye dañuy daal di dikk dal nag ci gis-gis ponk bi ñu ci war a waxtaanee mu aju ci wàllu dialogue politique bi ak la fa tukkee rawatina li nga xam ne ñi ngi koy wax mu jëm ci kan mooy jiite kujjeeg politique gi ci réew mi loolu nag dinañ ci ànd ak Babacar Dione taskatu xibaar la analyste politique la waaye dinañ ci ànd ak Moundiaye Cissé moom mooy directeur exécutif bu ONG 3D nekk itam membre ci biir société civile bi njëkk ñu nuyu Babacar ñu ngi lay nuyu Babacar Dione. maa ngi lay fay Pape Ngagne. ñu nuyu itam Moundiaye Cissé ñu ngi lay nuyu Moundiaye. nuyu Pape Ngagne. d'accord dañuy tàmbalee rek Babacar Dione Babacar ban taxaw seetlu ban analyse nga ñu mën a defal ci tolluwaayu dialogue politique bi ak li nga xam ni jot na ko juróogum. Merci Pape je crois que quand même dialogue bi bu ñuy jël rek cadre bi am na solo que ay acteurs politiques daje ak yeneen acteurs société civile bokk daje am na si également ay accords yoo xam ne ni mën nañu xalaat ni. am na njariñ parce que déjà dem nañ ba gis ni parrainage bi peut-être que présidentiel la woon nañ ko defee woon baaxul dindi nañ ko ci élection locale yi même bu fekkee leneen la ci laqasu mais déjà ñu dindi ko am na solo en attendant beneen bi également si ni ñuy créer parti politique am na ay langue ay charges yoo xam ne teg nañ ko parti politique yi ba nga xamee ni mën na wàññi un peu parti yu bëri yi nga xam ne dem nañu ba 300 ba 400 partis politiques yooyu yëpp am na solo am na également li ñuy wax ni dialogue bi ñu seetloo ni décret recommandation li ñu koy wooyee maanaam am na sas bu ñu sas dialogue bi pour ni coow li amee lu mel ni Karim Wade ak Khalifa Sall amuñu amnistie loolu aussi dialogue bi wax na forte recommandation pour ñu waxtaan si pour loolu wàññeeku article 80 je crois bi nga xamee ni dañuy woowee arrêté Ousmane Ngom bi nga xamee ni moo tax gars yi dañu manifester pour l'indépendance loolu dañ ciy waxtaanaat mais mënuñu ni nag accord la mais boo xoolee man Papa Ngagne li ma seetlu mooy problème yi nga xam ni dafa soxal Sénégal même bu fekkee dañu ne dañuy wàññi parti politique yi fi ñu waroon a jaaruñu fa parce que bu fekkee parti may nga leen ñu bokk ci ay coalition ça veut dire que mën nañoo continuer di créer waaye boo tegoon daal ne kat parti bu demul élection ñu tijjil la benn pourcentage nga war a bokk sa bopp élection ba pare boo ko amul nag ñu tas la non mais loolu Babacar loolu sax sori na ma jàpp naa ni am na ay charte yu ñu teg parti politique mooy nga am siège bu clair et puis ak am na ay charte yoo xam bu ñu ko respecté woon nii parti yi bare du ko bare jarul ñu ci yokk yeneen matuwaay sax yaakaar naa voilà bu ñu ko respecté c'est-à-dire bu ñu respecté woon charte yi ñu leen teg rek du demee ni mu demee ba pare bilan bu nekk chaque année voilà mu ngoog c'est ça assemblée générale def mu ngoog voilà bi ngay dépensé voilà nga def ko yooyu yëpp dina tax aussi ñu xam ni boo ñëwee au pouvoir très bien alalu askan da ngay ñëw ak transparence voilà transparence loolu yëpp je crois que respecte la mais am nañu li nga xam ni mooy sensible les questions sensibles par exemple lu mel ni jox amnistie Khalifa Sall ak Karim Wade loolu boo gisee dañ ko yóbbuwaat feneen parce que dañu ne bi ñu ko tegee foofu ci dialogue bi waa Benno Bokk Yaakaar dañu ne kat lii mënuñu ko waxtaane fii foo xam ne ay 100 membres ngi fi donc waxtaan boobu dañ ko yóbbu feneen donc tax na ba nga xam ni question yu gën a délicate daal d'accord je crois que jotaguñu ko wax voilà merci beaucoup jërëjëf Moundiaye Cissé yow yaakaar naa ni yaa ngi woon sax ci dialogue bi doon nekk nga ci acteur waaye itam observateur nga lan nga ñu ci mën a defal ci gis-gis boo ci am ci analyse waaw jàpp naa ne dialogue bi am na ay acquis mais am na aussi yoo xam ne waroon nañ ko mën a évacuer wuñ ko parce que ci acquis yi moom wax na ko am na li nga xam ne revendication acteur politique yi la opposition bi muy audit fichier bi ak évaluation processus électoral loolu je crois que ay acquis la yu am solo ensuite élection maire au suffrage universel rek loolu am na solo maintenant ci parti politique yi je crois que ci modification bi ñuy proposé fii ci dialogue bi comme ni nga ko waxee kuy créer ci parti léegi dañ lay demander parrainage loolu bokk na ci bees yi par exemple booy créer parti dañ lay wax laaj un certain nombre de signatures dans un certain nombre de régions loolu c'est important loolu dina parrainage maintenant loolu c'est important waaw loolu léegi kenn dootul tëb rek créer parti comme ni ngay créer association mais ñi jot am parti ba pare nag ñi nga xam jot nañu am parti ba pare waaw loolu moom dañuy xool xam naa nuñ koy kiiwee rek allié avec loi bi bees bi ñëw alors beneen bi mooy képp ku am parti il faut nga am siège bu fonction boo xam nit loolu c'est important loolu bokk na ci ensuite que chaque année chaque 5 ans au moins nga organiser ay congrès léegi à défaut boo ko respecté wul à défaut bu fekkee boo ko respecté wul ñu dafa am ay sanctions graduelles maanaam mën nañ ba jëlaat sa récépissé wala dindi ko yooyu yëpp bokk na ci nga xam ne am na ak ci dialogue bi ensuite marche ni ñu ko doon organiser nga xam ne préfet mun na jusqu'au dernier moment rek soog ko interdit léegi yokk nañ délai bi nga xamante ne préfet war na mun a tontu ci 72 heures avant marche ñetti fan ci avant marche bi permettre kiy def marche mun a def recours
pour contester loolu. Bon donc jàpp naa ne yooyu am na solo mais def na yoo xamante ne nii waroon nañ ko jàlluñu si muy ko par statut chef d'état maanaam nekk chef d'état ba pare yore parti politique loolu amuñu si accord lu jëm ci bulletin unique ak yeneen yoo xam ne amuñu si accord mais donc am na ay jéego yu ñu def ci dialogue bi dëgg la mais am na jéego yoo xam ne te mënoon nañ ko fu yegg te yegguñu fa. d'accord léegi accords yi ak désaccords yi nga yaakaar ni boo ko doon xool lan moo ci gën a am solo pour yow. je crois que c'est mitigé li ñuy wax mitigé mooy yaa mun naa ne am na. parce que aussi bulletin unique dafa am solo vraiment. ci waaw bulletin unique xam nga ci désaccords yi la bokk daanaka. mooy boo nekkee ci nguur bañ ko boo demee ci opposition bëgg ko. boo nekkee ci opposition bëgg ko boo demee ci nguur bañ ko moo tax loolu tamit problème la ci suñu acteurs politiques yi. te comme bulletin unique bi comme statut chef d'état chef de parti yooyu yëpp yoo xamante ne nii la ay position conjoncturelle la ci acteurs politiques yi am yooyu je crois que yow waroon na mën dem article 80 par exemple. waruñu woon ko sax def recommandation waroon nañ ko fi mën a jëlee. maanaam modifié ba nga xamante ne procureur du ñëw ku mu neex rek dugal kaso. naan soi-disant offense le chef de l'État. d'accord arrêté Ousmane Ngom tey aussi waru woon sax nekk recommandation. waroon na fi mën a jógee. d'accord ma dellu ci Babacar lu aju ci parrainage bi junj nga ko ci local yi bu fekkente ni dindi nañ mais ñu fàttali ni itam ci référendum bi lañ ko voté woon est-ce que dana yomb noonu wala lan la ñu mën a def pour mu gën a yomb ci parrainage bi mën a génn ci local yi. voilà est-ce que aussi ci local yi rek lañ ko war a génne parrainage bi. non lañ ko war a génne xam nga wax nga lu am solo ci bulletin unique bi. est-ce que xam nga ni peut-être bulletin unique bi bu ñu ko defoon parrainage mënoon na bañ a am parce que dañu ne woon parti yu bëri la. bulletin yi day bëri. day coûter cher à l'État. mais bu fekkoon bulletin unique la. dina ko régler bulletin yi mën na bañ a bëri. dina ko régler donc mën na ko régler loolu c'est un fait. mais parrainage bi ñëpp xam nañ ni ñu ko defee woon ci élection présidentielle nit ñi bañuñu ko ah. je crois que même existé woon na mais dans d'autres sous d'autres formes. léegi nag bu fekkee dañ ko indiwaat aussi mais waxtaan la laaj. dañu war a toog daal ci waxtaan comme ni ñu commencé nii di ci waxtaan ba nga xam ne ñëpp dañ ciy ànd wax ko. li ñu ñëpp ŋàññi mooy ne mu amoon woon dafa gaawoon ba nga xam ni dafa mel ni rek président Macky Sall gisoon na lu ko arrangé la moo taxoon mu def ko. mais je crois que war na mën na ñëwaat déjà que wax nañu ku mën a jëpp rek bañ a nekk candidat parce que ñaari façon ñoo mën a am. pour tere candidat yu bëri benn bi ci caution yi la mais caution moom boo ko tegee. caution kay caution du problème caution moom. du am problème ku am alal mën na ñëw. alors que tout à fait voilà. tout à fait donc de que parrainage bi. loolu sous leur forme mais gis nga en amont maanaam li ñuy wax ni parti politique yi. bu ñu leen réglé ba nga xam ne bu fekkee dañ leen a exiger ku nekkul ci parti politique ñu tegal la parrainage boo xam ni kat peut-être doo mën a am mais li ñu ragal yëpp yow booy créer parti politique normalement ministre de l'intérieur bu defee enquête bi mu war a def. bala ngay créer parti ba ñu koy reconnaître ngay dem élection je crois que foofu sélection bu am solo la ba nga xam ni parrainage bi sax mën na bañ a am. donc yooyu yëpp en amont travail en amont bi am na. mais nag élection du parti rek candidature indépendante yaa ngi fi aussi. loolu laa la wax xam nga boo xoolee bu njëkk ba dañu ne woon parrainage du am ci parti politique. parce que li taxoon ñu wax ko mooy saytu bi ci war yëpp parti politique bala muy créer ak enquête bi ci am li ñu wax léegi assemblée générale congrès chaque année. loolu genre forme la de contrôle du parti politique. ba nga xam ni peut-être du soxla sax parrainage parce que en amont xam nañu parti bi kan la ñu ko jiite ñan la. loolu am na solo. beneen bi mooy que ni dañuy waxoon rek société civile. ñi nga xam ne dañu war a dugg ci élection dañuy def parrainage. parce que xamuñu fu ñu jógee amuñu parcours politique. loolu la woon mais léegi beneen mbir mi mooy Pape Ngagne. par rapport même aujourd'hui au calendrier républicain. xam nga fi mu nekk nii ñu ngi wax mais xamaguñu ban date la élection locale di am. loolu société civile bi comme ni ko Moundiaye waxee sànq en français ñoom rek ñoo ciy taxaw. mais parti politique yi pourquoi aujourd'hui ñoom jàppewuñu société civile ci loolu. d'accord te pourtant bu ñu waree na reculer élection présidentielle ñoom ñëppay taxaw. d'accord on a l'impression que pour finir que ni ñoom daal dañoo déggoo parti politique yi ci noo xam ni nañuy ñëwatee pouvoir di weccante au pouvoir. d'accord mais pas pour askan bi. d'accord dinaa ñëw ci loolu. alors Moundiaye pourquoi yow nga jàpp ni parce que wax na ko Babacar moo ko wax nga ko tout à l'heure en français lan moo tax nga jàpp ni maanaam dàq bi ñuy dàq élection locale yi dafa nekkul yitte ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi lan nga njort ni moo ko waral ak lan moo tax seen comportement mel noonu. am nañ mosoo gis ñu ne élection présidentielle dàq nañ ko. quel que soit problème yu am ci élection ci fichier yax na mu doon. bul fàtte élection législative tam benn yoon laa fàttaliku fu ñu ko dàq. dàq bu gàtt la. donc te 84 ba léegi mosuñu organiser élection ci date ci war local moom mooy nooy neex bi moom wax dëgg yàlla. mooy nooy neex bi. waaw waral loolu ñàkkal gi ñu ñàkkal fayda élection locale yi. tey bu ñu demoon ba 2024 président Macky Sall ne bon pour une raison pour une autre damay def dàq élection yi ba 2025 di nga yaakaar nga dina am ko nangu quelle que soit raison bu mën a teg.
dañu waxante dëgg bu fi ñëwoon 2024 mu ne bon élection yi lii ak lii tax na dama koy yóbbu 2025 mais kenn du ci ànd. dañu waxante dëgg pourquoi donc élection locale bu ñu koy dàq kenn du wax dara. kenn loolu problème la parce que fulaalewuñ ko parce que ñi nga xam ne ñoo war a décider ci affaire élection locale yi. te nekk ay acteurs politiques élection présidentielle mën nañ gën a yitteel. loolu mooy wax dëgg ji élection dàq ko dafa war a nekk un repos une exception warul nekk règle. te élection locale dàq ko dafa devenir une règle. te incidence yi muy indi mooy lan. mooy que ne déjà ñi nekk ci communes yi xamuñu fu ñuy teg seen tànk comme maire. di seen budget yi sax dañuy profité parfois di ko exécuter maanaam dugal ko fi fenn parce que xamuñu nañ fi toog mars wala dégg amuñu planification bu leer ci seen bopp. nan ngay nekkee ci maire yi xamoo ndax marché bi ngay dem wala doo dem wala yooyu loolu problème la. beneen bi mooy ñi nga xamante ne dañu war a préparer wu. dem ut poste maire yeex yooyu xamuñu tamit kañ la ñuy commencer def seen i démarche pour loolu. ensuite di dàq élection yi aussi dafay am incidence ci yenn institutions yi tey boo jëlee au conseil des collectivités territoriales ñi fa nekk ñi si ëpp ay maire lañ. wala ay conseillers lañ. d'accord léegi pour garder leen il faut ñu proroger seen mandat. mënuñu nekk ci régime prolonger mandat. prolonger mandat illégitimité lay indi askan wi boobaa dañu foqati ñoom seen. légitimité dañu foqati seen i kàddu. di ko prolonger par ay décret. d'accord dinaa ñëwaat ci yow Moundiaye Cissé Babacar ci beneen ponk bu mu bëgg ñu ñëw ci rek mooy wàllu leadership bu opposition bi jur na coow ndax jàpp nga ni buñ ko mënta ligganti ci dialogue national bi président mi ñu ko jox dina yomb ci moom pour yow. non du yomb si moom te d'autant plus que ñoom dañoo annoncé que ni Idriss Seck la majorité bi. xam nga loolu déjà c'est un problème. yow yaa ngi waxtaan yaa ngi jël nga décision ne moom la. c'est vrai que ni loi bi tëddee. dañu ne kii jiitu si élection générale maanaam présidentielle wala législative. mais xam nga président Macky Sall bi mu ko waxee ba léegi 2013 bi muy doog a toog la ko waxoon. lan moo tax bi ñuy defee élection 2017 législative yi tànnul woon leader de l'opposition. léegi xaar na élection présidentielle yi tàmm ça veut dire que am na calcul bu nekk ci ginnaaw. parce que li tax mooy statut de l'opposition. maanaam opposition bi naka la ñu war a mën a taxawee. ñu bañ leen a sonal ñu bañ leen a bu ñu bëggee def dara ñu def ko yooyu dëgg la mais statut de l'opposition ñu xam ne opposition dafa baax ci réew ñu organiser ko bu ñu ko organiser ba pare mën nañoo wax leader de l'opposition. aujourd'hui leader de l'opposition même bu ñu ko tànnee ñu waxante dëgg ban rôle la war a am yow bu fekkee yow waruloo mën a représenter opposition bi c'est un problème. parce que président Macky Sall war na mën a tànn je crois un groupe de partis d'opposition boo xam ne foofu lay demee mais 2 milliards bu ñuy wax xaalis bi. nga tànn ko ci benn nit jox ko ak situation dëkk bi ni mu demee pour lan ay critères politiques pour lan ni ñu il se pose des questions je crois que fi mu ko tànnee déjà problème la mais ni nga ko entouré ni ñu war a defee leader de l'opposition bi loolu aussi coow la ba tax na nit ñi xalaat ni dafa bëgg a diviser opposition bi bëgg leen a tàqarle pour ñu gën a néew doole xeex seen biir moo tax aujourd'hui mu bëgg a tànn leader de l'opposition. d'accord Moundiaye wax na ko que ni mouvance bi ñoom tànn nañu ba pare ndax jeng boobu du indi benn problème ci tànneef gi ëllëg est-ce que dina nekk loo xam ne bu ko président defee du am benn critique. waaw dama jàpp ne chef de l'opposition duñ ko du décret di régler chef de l'opposition du lu gouvernement di décider mooy diw chef de l'opposition peuple bi askan bi mooy wax ne diw la. mais nag am na jaxasoo bu ci am aussi xamuñu assemblée la xamuñu présidentielle la am solo Babacar kii Pape Ngagne dafa nga à travers le suffrage maintenant ban suffrage lay doon est-ce que suffrage élection présidentielle la wala législative la xam nga. mais est-ce que dépendrul ci régime bi waaw Sénégal lañ mën a wax présidentiel lañ wala parlementaire Sénégal régime mixte la ñu am tey ku mu neex nga ne régime présidentiel la bu la neex nga ne régime leneen la mais tey amul fu ñu bind ci constitution bi ne régime présidentiel lañ wala la xam nga li am solo ba def mooy opposition bi waroon ñu juwaatle statut opposition ak statut chef de l'opposition gis nga statut opposition am na njariñ parce que statut opposition mooy wax ak yelleefu opposition tey opposition fu mu waroon insister mooy am statut maanaam am ak yelleef tey ñëpp xam nañ ne opposition amul accès ci médias publics d'État yi tey da nga gis manifestation bu opposition def RTS couvrir ko wala leneen amuñ yooyu la ñu war a xeex maanaam statut bi ne wéy bu ñuy voilà les statuts wax ci ay droits wu opposition bu ñu ne assemblée nationale ñu am temps de parole boo xam ne dañ koy jox opposition boo xam ne lii la kenn du ko violer am commission yoo xam ne naan du fi opposition moo ko am et cetera maanaam yooyu mu ëllëg mu nekk débat wu de personne nit
mu nekk débat wu structure opposition nga xam ne day am doole waruñu juwaatle statut opposition ak statut chef de l'opposition parce que statut chef de l'opposition mën nañ ci wax loolu nga wax lu am solo li nga wax moom lu leer la muy statut chef de l'opposition ak statut opposition en général loolu c'est important léegi Babacar man dafa am benn analyse bu ma bëgg soxla aussi ci yow ci chef de l'opposition bi dañ ciy tudd PDS di ci tudd Rewmi notamment Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade mais liñ ci gën a dégguñu ci bu lu bëri waa PDS daf leen intéressé wul pour yow wala lan moo tax mu nekk loo xam ne ñoom dañ ci jàpp seen jàmbur. waaw mais nag bu ñuy waxante dëgg rek PDS bokkul woon ci élection yi mujj. bu fekkee leeral nañu ni législative yi parce que yoon nangu na ko de. ni mu nangoo ñu tànn ko ci après élection présidentielle noonu la nangoo ñu tànn ko ci après élection législative. mais bu ñu jël nag dernière élection nag bu ñuy waxante dëgg nag PDS mën na see bokk. parce que ñoom bokkuñu woon. ok ñoom dañoo geddoon donc ça veut dire que bokkuñu. non bu fekkente ni kon baromètre bi mooy présidentiel bi notamment kon de fait du nekk PDS mën nañ ci bañ a bokk. su ma la déggee non mën nañu ci bokk sax c'est que yoon sax nangu ni Idriss Seck la. non bu fekkee dañoo tànn dernière élection yi. maintenant dañuy analyser naan pourquoi ñu bëgg a tànn léegi te defuñu ko avant. mais Idrissa Seck moom la méngoo mu nekk leader. mu Ndiaye lan nga gis ci loolu mu Ndiaye Cissé. man dama jàpp ne. comme li tubaab bi wax on ne définit pas les règles du jeu après le jeu on le définit avant. c'est-à-dire que non bu dee ci leadership bu opposition kay après présidentielle rek lañ ko mën def wala après législative. c'est-à-dire que tey. waaw ak buñ ko mënti def dañ koy annoncer avant. bu ñu d'accord mu leeroon waaw mais dañ ne élection yee di ñëw la. mën na nekk présidentielle mën na nekk législative. mais mënoo ko wax pendant le jeu maanaam fu mu toll nii c'est-à-dire mën nga ne dorénavant. ki gën deuxième ci élection présidentielle moom la. d'accord nga bàyyi ñi fi nekk nii parce que on légifère pour le futur. on ne légifère pas pour on légifère pour l'avenir mais mënoo nekk pendant le jeu là nga xam ne confusion lay indi. dëgg la merci beaucoup Moundiaye jërëjëf Moundiaye Cissé jërëjëf Babacar Dione nekk journaliste analyste politique Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D ñu leen di gërëm bu baax ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun ci gis-gis tey la woon ak rajo Futur Média waxtaan bi aju woon ci dialogue national bi lu mu jur ak fi mu toll ñu leen di jaajëfal mbokk yi di leen jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci àllande jërë ngeen jëf. Savon de Marseille 100% naturel